seen horoscope ci kàllaamay Kocc ñu pàccal nit ñi ci fukki signe ak ñaar di ko dooree ñi nga xam ne ñoom ñooy bélier yi donc bélier yi ñoom ñoo juddu diggante 21 mars jàpp 20 avril bu ñu xoolee ñoom nee na ci wàllu vie sentimental maanaam ci xeetu mbëggeel ñi nga xam ne ay célibataire lañ maanaam nekk guñ ci biir mu sëy ak yu demee noonu nee nañ ibbi seen i gët bu baax a baax ndax ki nga xam ne mooy seen am sër wala ki nga xam ne xalaat nañ ne war nañ mën a dund ak moom incha allah rabbi dina jóge fu ñu ko foogewul loolee di nekk li nga xam ne luy baax lay doon ba tax na ci biir loolu nekk na loo xam ne buñ ci taxawee am ci liñ ci bëgg rek dana dox ci wàllu santé ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne tey ji seen wàllu wér-gu-yaram nit dañuy faral di wax ne da ngay soxla di am ay globule blanc am ay globule rouge donc ñoom système défensif boobu noonu dafay nekk loo xam ne war nañ ko soxla moo xam ci seen wàllu lekk wala lu mu mun di doon pour mu mun leen dimbale ci wàllu professionnel ñoom dañoo nekk ni ñi nga xam ne tey jii de bésu wërsëg la bésu chance lool la ndax am na ay surprise yu mucc ayib yoo xam ne ñu ngi leen di xaar fa nga xam ne fa la ñuy liggéey Cheikh ñu jàll ci tóoro yi ñoo juddu diggante 21 avril jàpp 20 mai mu ne ñoom waaw yéen tóoro ngeen waaw mu ne yéen tóoro yi ci wàllu santé da ngeen nekk ñi nga xam ne seen kàttan a ngi néew de seen kàttan a ngi néew de baisse d'énergie la de seen kàttan mi ngi néew loolu tey nag moom dëgg-dëgg nag sentir naa loolu waaw seen kàttan baisse d'énergie waaw seen kàttan daal mi ngi néew lool mu nekk loo xam ne kéemtaan la ci wàllu liggéey nag da ngeen di nekk ñi nga xam ne nee na seen supérieurs yi wax dëgg yàlla seen effort ak compétence yi ngeen am xarañte pas-pas bi ngeen am xam nga may te sax yow moom professionnel nga jarul ñu lay laaj ay affaire donc voilà waaw non lu ne fàng jarul jeex voilà mu ne loolu dafa nekk li nga xam ne yéen sa supérieurs yi nekk na ñoo xam ne xam nañ ko donc ni ñuy def kañ ba mun a utiliser këf kooku moom la ñuy lijjanti tey yéen tóoro yi loolu yàlla na si yàlla def ndox mu sedd def si xéewal mayte ba li nga bëgg yow ci sa wàllu liggéey bi yàlla na la ko yàlla may amiin waaw loolu moom tóoro yi moom man maa la ko ñaanal suma ñaanu bopp bokkul na ci horoscope bi maa la ko ñaanal loolu rek voilà mu ne ci waaw oui sentimental mu ne dañuy nekk ni nga xam ne fan yi nag mayte oui sentimental bi téppe rek amul benn muskila amul kalang amul gàllankoor quelque macha allah waaw taal yal na ci yàlla yokk ndox mu seet mu ne nag célibataire yi ñoom dañ nekk ñi nga xam ne ñoom it mbir mi wuyu si na leen wii harmonieuse ndax yi day gën a jàppandi rek waaw donc léegi nag nee na nañ ci profito de nañ profito dina baax lool ñu dem ci Gémeaux yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu santé mu ne ñoom ñoo judd 21 mai jàpp 21 juin ci wàllu santé dañu nekk ñi nga xam ne nañu def attention ci seen wàllu alimentation maanaam ci xeetum lekk gi ñuy lekk yu demee noonu bañ a jaxasi mélangé mu ne ci wàllu liggéey it ñoom dañuy doon ñoo xam ne bëri na naam ay imprévu yoo xam ne dina dugg ci seen emploi du temps tey waaye bu ñu organiser woo rek dinañ bañ a am ay mauvaise surprise te affaire bi dina dox comme ni nga xam ne loolu lañ koy bëggee Cheikh donc mu ne ci wàllu amour tamit ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne ay célibataire lañ wax dëgg yàlla jarul ñu leen di influencer comme ñoom daal ñi ngi xool possibilités yi ñu mën a def pour mën a may rencontre am ñi ñu bëgganteel Cheikh loolu bu ñu ko defee dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon kon mayte célibataires yi nga xam ne ñooy groupe boobu nañ ci xoolaat bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi nag ñoo judd diggante 22 juin jàpp 23 juillet mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne dëgg la naam bëri na ay yenn ñàkk bokk gis-gis ñàkk déggoo yoo xam ne dafay taxaw ci seen vie sentimentale mais nekk na loo xam ne en fait garaawul dafay nekk lu ndaw a ndaw rek loo xam ne day am mais day ñëw jeex ba ñu mën a jàll ci leneen parce que kon nag am na ay surprise yu leen di xaar ñi nga xam ne ñoom ñooy célibataires yi pour ñu mën a daje ak ñi nga xam ne mooy ñu baax ñi seen santé dañuy nerveux de nervosité moom baaxul mer gaaw a gis sa bopp loolu moom dafa nekk loo xam ne doomu aadama ci boppam dafa ko war a moytu nit waroo di gaaw a gis sa bopp mu ne ci biir loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax ñu jéem a détendre dem géej wala laari ci bon plan bi mu yóbbu leen ci xaritam yooyu di leen maase yooyu yëpp day nekk yoo xam ne institut yu baax yi xam naa aal bu fa demee dina baax ci moom yooyu yëpp dafay nekk yoon parce que seen yaram bi bu ñu nagamee dañ la war di yóbbu ci xeet yooyu noonu léegi sur le plan professionnel mu ne dañuy nekk ni ñi nga xam ne bàyyi leen di formuler ay suggestions autrement maanaam boo waxee bu Seydina Omar waxee lii aal gisee ko ne wala laar yi wax lii mayte gisoo ko ne nee na loolu dafa nekk li nga xam ne c'est des suggestions donc gars yi nañ ci bàyyi xel ñu xool ko bu baax a baax ñu dem ci Lions yi mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne ñoo judd 24 juillet jàpp 23 août xam nga ñoom aal seen waa groupe mu ne ñoom dañu nekk ni nga xam ne quelle que soit situation amoureuse bi ni muy taxawee tey day neex de moom ci kàttanu yàlla moom day mucc ayib lool. day cuqur mucc day cuqur mun moom dina ko def moom ba yegg ca lool ba ba sax dina fa yegg waaw loolu nag nekk na loo xam ne nee na ci biir loolu nag mi ngi wax ay waxu ay flirté ay waxu ay jouer ay waxu ay charmer yooyu yëpp ay maanaam daal dellu xale
waaw yooyu yëpp mi ngi koy wax daal yooyu yëpp mi ngi koy wax donc dafay nekk yi nga xam ne daal mi ngi noonu daal nañ ci daal nee na daal moom désir illégitime la moom daal moom daal dara amul dara lu ñu fay tere daal wala di ko bañ donc daal la ngi fas kanamam ba mu dëgg non non mais loolu ndax moom fu mu te ne mënut a jouer mënut a sauter non fasuma sama kanam dama concentré non waaye mënu laa concerné daal vraiment xanaa beneen lion de waaye yow lan la wax non non daal nañ avancé léegi mu ne ñi ngi dem ci wàllu santé bi terrain bi moom benn yoon lay jaar ci gaar bi mu ne santé boobu dañu nekk ni nga xam ne bu fekkee da ngeen nekk ville xalaat leen dem jëli air ci espace vert yi comme ni ñu ki doon waxee léegi bu dee da ngeen nekk ci campagne bi nag jëm leen xool dem bu dee am nga côté géej yooyu ngeen dem fa dina baax ci wàllu liggéey nag amul problème travail bi ça va all tout se passe bien mu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne vierge yi ñoom dañuy nekk ñi waaw sama benn xarit de Aïda moom nee na bon waaw loolu maa ko wax vierge yi mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne ñoom ñoo judd 24 août jàpp 23 septembre ñoom dañuy xool ñi nga xam ne bañ a dem sax di seeti ay nit yu capricieux wala sax mayte nit waroo di indi ay kii ay caprice waaw loolu moom doxul baaxul caprice moom dafay nekk loo xam ne day indi parce que des fois boo nga indi caprice daje ku la ëpp caprice ñaari caprice bu ñu dajee caprice bu góor bi day rey caprice bu jigéen bi kon caprice moom doxul foofu ci yéen vierges yi bàyyi leen xeetu caprice tey mu ne ci wàllu santé aussi dañu nekk ni ñi nga xam ne ñoom ci seen jëm bopp da ngeen ni sama kii ñëw na sama gars yi xeetu jus de fruits xeetu jus de fruits les 5 fruits et légumes lim ko les 5 fruits et légumes maanaam ne banane orange pomme poire raisin léegi mën nga avocat ak légumes yi nag puloox batañse xoloñe supame yooyu yëpp day nekk waaw carotte ak navet yooyu xeet mais jus de légumes sax dafa neex mais jus de légumes bi war nañ ko xool jus de légumes c'est très très bon xanaa jus jaxatu ngeen di def waaye jus jaxatu de ku ko naan da ngay wàcc dootoo ko defati ay ku naan am na ko naan nga baxal ko ba mu ñor nga doog ko naan jus jaxatu mais est-ce que xam nga ne nag am na du ma naan jus jaxatu yow xam ngeen jaxatu ni mu mel est-ce que mooy bu vert bi du ma ko naan kooku boo ko naanee da ngay wàcc waay yow mu ne ci wàllu santé yi yéen vierges yi yéen da ngeen nekk nit ñi nga xam ne naan leen jus boobu muy wax waaye naan leen fruit bi waaye nag dafa am lu mu ci wax de nee na kooku boo ko defee daal baax na bu fekkee wax dëgg yàlla yaa ngi tëdd jàpp sa lay baax na maanaam loolu daal maanaam daal dans la relaxation waaw moom kay dafa ne sax moom dafa ne sax boo naan ko dem au lit sax dafa baax léegi nag libre commentaire ku nekk ak noo ko xalaatee noo ko gisee lii moom dafa yaatu am na waaw Seydina dégg nañ ko benn bi lay dégg nañ fi ngay waxee dégg nañ fi ngay waxee bu baax am na double li doxalal rek yow waaw ok wàllu professionnel mun nañ ñoom maa ko wax tey de maa ngi jégalu mu ne wàllu professionnel ñoom dama wax rek moom moo ne naan jus boobu dem lii loolu kay wax dëgg yàlla waaw dëgg la ok mu ne ci wàllu professionnel ñoom dañu nekk ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla de am nañ ay effort yu am solo yu yaatu yoo xam ne def nañ ko seen i supérieur ak seen collaborateur wax dëgg yàlla vierge yi tey ñoom ñëpp dinañ leen kañ xam ne wax dëgg yàlla tarkal la ñu dem ci balance yi ñoom ñoo judd 24 septembre jàpp 23 octobre mu ne tey de di ngeen am visite de di ngeen am ku leen seet si de léegi nag ci biir loolu kontaan rek parce que day waxtaan ak yow ngay bëgg sa xel di sa xol bi di nuxi di gundaandaat mu am ay tarkal la yoo xam ne da nga koy dégg ci say nopp yi wax dëgg yàlla baax na kooku nag bu dee daf lay labat si moom xam naa bu moytul labat ga dina jàpp baa du jékki-jékki rek paa bi ne ko Aïssa yónnee leen groupe bi yónnee yooyu du caaxaan ñu dem ci santé gars yi ñu waxoon yónnee leen ñëwaatuñ de santé mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne dañu soxla pour changer air maanaam xaw a soppeeku tuuti dem génn ci benn bërëb dem ci beneen bërëb jóge Ndakaaru dem par exemple Tataguine wala Xombol wala Ñaaxar wala wala Sàkkal wala fële ca booy dem kii Saint-Louis waaw kii ba Sàkkal xam naa ko voilà dëkk di yow mi maa la wax lii dañ fay am ay jàng samedi sax samedi ban bi ginnaaw suba suñu waa kër yëpp takk nañ kon seen nag bagage ngay yóbbaale Seydina damay dem nañ ànd yaa ko teree neex ñooñu Sàkkal zone boobu dafa garaaw kër Momar Sarr ak ay yaxi ñayek man daal j'espère que premier galon deuxième tubaab galon yi dem toog fi takkaale xam ñu seen lim bagage premier galon ak ñaari galon Awa Ndiaye wala Adja Ndiaye Fatou Ndiaye ak Ismaïla Ndiaye mu ne ñu dem ci wàllu travail mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla da ngeen di bénéficier wu ci yenn waay bàyyil ma yeggale sama horoscope bi waay mu ne dañuy dem ci nga xam ne yenn clients yi nga xam ne da ngeen koy am nee na boo leen si waxtaanee ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne dañ leen di jàppale yow mi Cheikh ñu dem ci escorpion yi escorpion yi mu ne ñoom escorpion yi ñoo judd 24 octobre jàpp 22 novembre mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne coow mun naa am ci seen vie de couple de daf leen nang léegi nag ci biir loolu mun ngaa reetaan léegi jooy léegi waaw da ngay rey léegi àddina dafa doy waar àddina dafa tëra bi
te jigéen climat la day sedd di tàng jigéen day sedd léegi tàng léegi ah day def noor def nawet ah jigéen noor la saison lay def moo tax nànk rek printemps automne ak hiver loolu yëpp moo tax nànk rek léegi mën na nag ci biir loolu ah na ngeen xool ni ngeen ne ba maîtriser wu ak été ngeen bàyyi si ak été léegi nag ci wàllu santé aussi mu ne dafa nekk loo xam ne baax na fi mu nekk nii nag pour ngeen mën a évacuer le trop plein d'énergie bi nga xam ne am ngeen ko tey nag mu nekk journée bu am solo sur le plan professionnel pour ngeen mën a am ay défis xam nga la yow mii mayteel défi dafa baax ni da ngay am défi gëm-gëm ñime di affronter réalité bi di forcer di provoquer sa destin am ndam way loolu la ndam boobu amul lu ko dàq sax ñu dem ci Sagittaire yi ñoo juddu 23 novembre jàpp 20 décembre mu ne ñoom dañuy nekk ne ñi nga xam ne seen partenaire de du xam fan lay feccee de pecc mi du am daaneel de pecc mi du am daaneel de comme sa daaneelu sànq bi doot boobu nag beneen affaire la kooku moom tasba bi lay Cheikh boo dugalul daaneel boobu dinaa la mere trop Cheikh bu ko dugalee wuy sëñ Bassi liggéey loolu kañ amul ma dem kilifa la bu koy dugal de wuy ji sëñ Bassi xam nga na nga daanelee tasba roginta ramax toxala Bassirou Gueye taru la taay si pétrole lay wax ok di la ma tal dina dégg waaye laaju Sénégal ji bi tamit doy naa de nii ngay wàccee yéen nga doxal wala doo doxal ok damay doxal kay mu ne ci wàllu santé ñoom Sagittaire yi dañu nekk ni ñi nga xam ne environnement bi nga xam ne dañ si nekk dafay impacté ci seen santé xam nga sax yaa ngi koy wax ci wàllu fleurs yi ak yooyu donc Sagittaire yi aussi dafay ñëw environnement bi ñu nekk day impacté vraiment ci seen santé parce que bu comme fleurs yi nga doon wax bu ci amee ay fleurs yoo xam ne c'est un peu toxique wala baaxul ci kii xam nga nag fleurs yi xeetu kii yooyu garab yooyu am na ci benn bu tudd kati jànka loolu boo ko naanee da ngay tërëf man nag àllaa ko bëgg a may ak seen patron bi jox leen ci kaas 8 ñu naan barki yàlla yàlla nañu yàlla maa koy liggéeyante ak bon yàlla nañu yàlla yéen àtte nu yow tudd kaas 8 kati jànka kati jànka kati jànka de kati jantaabe mooy boobu mooy wax mooy tur bu fort bi dañ koy xaw a yolomal tuuti wax kati jànka loolu boo ko naanee Allah man bëgg ji naa gis al mu naan kati jant seen waa ji nag seen patron bi nag bi léegi ñoom ñaar kaas 8 laa leen di jox tëj leen fii ci biir Adja Ndiaye wallu waaw mu ne ci wàllu travail ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne wax dëgg yàlla nag Sagittaire yi seen kilifa yi dañuy def ay compliment ci yéen maanaam seen liggéey ñu koy commencé di ko gis nànk-nànk xam nga àdduna nag noonu la bu fekkee da ngay liggéey wax dëgg neex yàlla ba say kilifa xam ne li ngay liggéey nii baax na kooku day yokk jom day yokk jom waaw donc góor day yokk jom quoi ñu dem ci Capricorne yi waaw tey nag moom Cheikh moom tey moom tarkaal Capricorne yi ñoom ñoo judd 21 décembre jàpp 20 janvier waaw mu ngi koy tarkaal moom baax na mu ne Capricorne yi ñoom dañoo nekk nit ñi nga xam ne seen wàllu wi sentimental la ngay kala ji de maanaam bëñ buy yàng la de boo lekkee pata sax day dam waxu bëñ ci boppam ngay teg ci suuf daal maa ngi jégalu mu ne ci maa ngi jégalu mu ne ci biir loolu moytu leen de tempête a ngi yor de tempête taw gu tar gu diis gu metti mi ngi wàcc seen vie sentimentale day lëj de dina am ay jafe-jafe de yaa ngi nii jéem a calmer nag mais mënu leen si dara moom affaire yi foog mu indi ay jafe-jafe nee na nag il faudra ngeen gën a xaw a tolérant nag pour ngeen mun cee mucc ci wàllu santé mu ne yéen ñi nga xam ne yàlla ni Capricorne yi da ngeen di nekk ñi nga xam ne foog nga am neer bu dee coow daa am xuloo am sa diggante ki ngay nekkante neer yi foog ñu yëngu donc kon santé c'est normal seen neer yi yëngu tension nerveuse yi di ñëw sur le plan professionnel nag mu ne da ngeen nekk nit ñoo xam ne wax dëgg neex yàlla seen tâche professionnelle yi baax na di ngeen ci am li ngeen ci bëgg ñu dem ci Verseau yi Cheikh xam nga ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne bu ñu xoolee tuuti ci wàllu santé ñoom dañuy am wax dëgg neex yàlla doole kàttan mais duñ nelaw nit ku dul nelaw doo ci génn waaw nit ku dul nelaw doo ci génn nit foog muy nelaw parce que yàlla moom moo def 8 heures de travail 8 heures de loisir 8 heures de sommeil muy 24 heures donc foog nga def si boo ci waayee benn rek jafe-jafe day am ci yeneen ci wàllu santé kon daf leen solo yee Verseau yi mu ne sur le plan professionnel da ngeen di nekk nit ñi nga xam ne seen i activité dañ leen di ëpp doole dañ leen di tënk ba di ngeen dem ba affaire yi dafa leen ñuy sonal trop léegi ci biir loolu li des mooy ngeen jëmut ay collaborateurs pour liggéey ak ñoom ñu jàppale leen mu ne ci wàllu vie sentimentale nag ñoom dañoo nekk ni nga xam ne tey dafa nekk journée bu mucc ayib tey ci wàllu ñi nga xam ne nag am nañ soxna wala am nañ borom kër les xale yi tamit ñu ngi ci famille bi yooyu yëpp vraiment day indi daal ay jafe-jafe yoo xam ne daal moom tarkaal moom baax na tey loolu dafay baax ñu dem ci poisson yi nag ñoom mujj ñoo judd 20 février jàpp 20 mars ñoom ñooy signe bu mujj bi mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne tey da ngeen ñuy bëgg de tey poisson yi tey dañuy bëgg dañuy kontaan lool waaye loolu nekk na li nga xam ne nag nañu bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñi ngi bëgganteeg ñoom
loolu dafay nekk loo xam ne dañ mën a jàppale ba liñ si doon xaar yàlla jàppale leen si mu ne ci wàllu liggéey ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne il faudra ñu am confiance seen bopp temps yi nag confiance bi dafa xaw a manqué ci ñoom c'est pas normal na confiance bi ñëwaat ci ñoom buñ ko defee rek amay résultats yu am solo ci wàllu santé mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne am na ñu leen bañ de àdduna moom day am ñu leen bañ day am ñoo xam ne et puis li gën a garaaw mooy dañ lay reetaan nii day reetaan fekk say noonu lañ ay noonu yu làqatu lañ ay noonu yu làqatu lañ danañ si yàlla mosal waaw ñooñu nag dañuy ñëw malheureusement nee na nag bu fekkee fexe nga ba xam ne say noonu lañ mun na ti ngeen bañ am problème waaw loolu dëgg la kon boobu loolu moom dëgg la waaw horoscope bàngoo waaw jërëjëf Seydina man borom daal ñaari kontaan gànnaaw naa yi si yow daal tey li nga wax yëpp tey tànkal kontaan naa